xibaar yi ci wolof léegi ak Cheikh Diop. Cheikh nuyu naa la. maa ngi lay fay Ndeye Aram. xibaar yi lu ci gën a fës. li ci gën a fës dañ ko jukki ginnaaw bàkk bi. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki dina bokk ci atte wi nga xam ne moom lañ naroon a amal niki tey di ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon loxo te ñu jàppoon ab soxna foofee ca Sacré-Cœur ñu jàppoon ne rek moomee nag da doon jël alal gu mu moomal maanaam sàcc boobu le procès nag daal nañ koy dàq ba fanweeri fan ci weeru juillet bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci sàkkute fukk partie civile bi daañu wax ci mbas mi mbokk ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppaleen de ñeenti doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim wi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak juróom fukk ak juróom benn cas positif la ñu am niki tey téeméer ak ñaar fukk ak ñaar nag ci ñoom di ay cas contact fii ci réew bu Sénégal jàppaleen ne ab laboratoire bu yees nag amal nañu ko fi lu nu mel dina mën a tax ñuy saytu bu baax a baax doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo amee mbas mi nag boobule laboratoire ma nga nekk ca diwaan bu Thiès gis ngeen ko jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal amaloon na fa ab doxu nemmeeku jàppaleen itam fii ci réew bu Sénégal mu mel ni nag ndóol bi sonal nañu lool lu ni mel nag di ab taxaw seetlu woo xamante ni ñu ngi ko def ci atum 2018 ak itam 2019 di agence nationale bu statistique ak itam li nga xam ne moom moo di démographie lu ni mel dina mën a tax ñu xam bu baax a baax fan mooy sooxee ba tax itam ñu mën ko joyanti ndax jàppaleen téeméer boo jël fanweer yi ak juróom-ñaar ak lu toftal nag lu nu mel la ñuy dund mu di ndóol gi mbokki li lépp tënk la bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce. jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futurs Médias ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi nañu ko junjee woon ca bopp ba noonu la ñu koy dooree procès bi nga xam ne daal nañ koy dàq ba jëmmi jamono lu ni mel nag ñu daal di koy àpp ci fanweeri fan ci weeru juillet bi ñu dëgmal di doomi aadama yi nga xam ne tegoon nañ leen loxo fan yi ñu génn ñu njortoon ne rek dañoo jàppoon ab soxna woo xamante ni rek da doon sàcc foofee nga xam ne moom moo di ca Sacré-Cœur ñu amaloon ab vidéo waaye itam doon ko rek lambaatu boobule procès nag li tax ñu dàq ko di sàkkute fukk partie civile bi ñu desandi ba tey mbokk yi ci wàllu yoon nag mu mel ni nag SYTJUST nag grève bi nga xam ne mi ngi koy def boobaak léegi ndax dafa am lenn loo xamante ni daal dina koy tagga témbel nag ci liggéey bu tribunal bu Ndakaaru lu ni mel di ab laaj boo xamante ni di ngeen am tontu lu ci reportage bi nga xam ne moom lañ leen bëgg a digtal jàpp leen ne nag loo xamante ni ma nga fay woy jamono yi nag liggéey bi itam ñu ngi koy amal ci anam yu jaar yoon ay kaddu yoo xamante ni dox na ci diggante ko suñu ay ndaw Mohamed Samb ak Amadou Ba ak itam ki nga xam ne moom moo di njiit bu ñetteelu chambre criminelle bu tribunal bu Ndakaaru ñu seetaan. waxtaan yi nag foo toll di ko dégg fii ci tribunal bu Ndakaaru fii mbaxana doone benn nag ba tey mu ngi wëyal li nga xamante ni moo di audience yi naam sax ñii di SYTJUST ñoom ñi ngi amal seen grève ñoom tribunal bi nag ñu ngi wëyal liggéey bi ànd ak loolu ñuy sàmmoo ak digle yi ñeel Covid-19 limbu néew bi nga xamante ni si gis nañ ko fii ci tribunal bi du grève yi moo ko waral waaye li ko waral moo di mbas mi loolee moo di kàddu ñu yore kër gi lee audience yi doon am mi ngi continuer di am ba tey. boo demee ci wàllu criminel bi ak ci wàllu civil bi audience yaa ngi daw donc ñun sentirogun ci coppite boobu daal waaw du nag greffier yëpp a dem grève benn syndicat bi ñaar la SYTJUST ak INTG alors benn syndicat bi moo dem alors beneen syndicat bi mi ngi fonctionner. liggéey bi nag ba tey ñi koy wéyal ñoo di greffier professionnels yi ki nga xamante ni si moo di njiitu ñetteelu chambre criminelle bu tribunal bu Ndakaaru moom nag mu ngi xamle ni ñoom sax jotuñoo woo ñi di greffier ad hoc yi ngir ñu amal liggéey bi. greffier yi ñu ngi yéeg audience ñun jëluñu sax ay greffier ad hoc li ñuy wax greffier ad hoc loolu sax amu fi ay greffier ay fonctionnaires ak ñoom nooy assurer continuer di yéeg ci audience yi donc tribunaux yi sentiruñu benn coppite daal. ñaari audience rek moo amoon référé ak flagrant délit. référé moom dafa nekk loo xam ni sax tur bi day wuyoo turam luy xaw gaaw la donc moo tax bi ngeen fi ñëwee ci juróom-ñeenti waxtu daanaka fekk na affaire yi
sotti na. jot na nag tey ñu gis li nga xamante ni si moo di déggoo ak juboo ci diggante SYTJUST ak jëriñ ji nga xamante ni si moom la ñu dénk wàllum yoon loole nag moo di mbëbatu ki nga xamante ni dafa yëngatu ci wàllu yoon. man nag xaw ma sax ci dëggantaan lan la ñuy ñaxtu xaw ma ko mais li ma mën a ñaan mooy que ni ay suñuy dëkkandoo lañu ñu naw leen te ñoom tamit ñu naw nu su amee ñagas-ñagas du ñu am benn ñaan bu ñuy mën a def lu dul ñoom ñu jubóog kilifa gi. lim bi nga xamante ni si ñoo doon dem ci salle audience yi ñoom nag dañ ko wàññi bu baax a baax ngir mun a mucc ci mbas mi ak képp koo xamante ni mooy liggéey ci tribunal bi ak ñi nga xamante ni dañoo am jafe-jafe ci wàllu yoon ci boobulee jamono nag kuréelu liggéeykat yi di yëngatu ci wàllu yoon ñoom ñu ngi wéyal seen grève bi nga xamante ni lu war a mat benn weer mu ngi nii ñu ngi koy amal. Mohamed Samb ñu des ci mbas moomee nga xam ne moom nga tudd ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàpp leen na ñeenti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan téeméer ak juróom fukk ak juróom benn cas positif la ñu am téeméer ak ñaar fukk ak ñaar nag ci ñoom di ay cas contact jàpp leen itam lu tollook fanweer ak ñeent ci ñoom itam ay cas communautaire lañ di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu li nga xam ne moom moo di mbas mi te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee mbas mi ak leneen loo xamante ni mën na tax ñu saytu bu baax a baax yaramuk doomu aadama ndax am na jàngoro ji am déet nag di ab laboratoire woo xamante ni daal nañ koy amal fii ci réew bu Sénégal mu dolleeku ci yi nga xam ne rek ñoom ñoo ci joto nekk lu ni mel nag ñu daal di koy amal fa nga xam ne moom moo di ca Thiès niki tey jii nag jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr amaloon na fa ab doxu nemmeeku ñu taataan ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatir. ku ne tabaski nag xam ne nit ñi dañuy déplacé wu souvent pour dem tabaskee fa ñu juddoo mais li ñuy ñaan ci contexte pandémie bi pour bañ mbas mi law fu nekk mu dugg fa mooy ku nekk rek fa nga nekk nga tag fa tabaskee fa parce que loolu nañu gën a mën a yombalal suñu liggéey dana tax mbas mi du law ci réew mi loolu message la bu ñuy lancé dañoo ñëw fii ci laboratoire national de santé publique bu Thiès bu Sénégal mais Thiès la nekk laboratoire boobu nag di jouer un rôle important parce que ñëpp xam nañ ne non seulement ci wàllu mbas mi mais de manière générale ci wàllu santé publique boo amul laboratoire sa santé publique dana soxe déjà ci Covid bi rek ci wàllu laboratoire investir nañ ci valeur u 4 milliards boo xam ne dañ ko dispatcher de manière globale ci laboratoire yi Organisation mondiale de la santé jébbal Sénégal don bu am solo boo xamante ne ay kiitu prélèvement ngi ci ay kiitu test ngi ci mais aussi ay matériel de réanimation aussi ñu ngi ci OMS nag ak Sénégal dafa nekk diggante boo xamante ne diggante bu wóor la diggante bu am njëriñ la parce que non seulement c'est Covid bi mais même avant Covid bi OMS daf ñuy gunge pour que ñu gën a mën a renforcer suñu système de santé. ñi fajum cosaan ndax mën nañ leen sóob ci li nga xam ne rek moom moo di li ñuy def ba xeex mbas mi fii ci réew bu Sénégal kay lu mën a nekk la nag ki ko xamle di docteur Pape Alassane Diaw moom moomee nag nekk responsable technicien nag ci IRSF ak itam biologiste naka noonu itam moom muy xam ne rek ne daañu amal ab tàggat nag ngir xool ñooñooñee nag ana nag nan la ñuy def ngir rek daal di fexe noo xamante ni mbas mi daañ ko xeex fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci micro Maimouna Ndiaye ak Diafara Ba. fajkatu aada yi ñoom def nañ seen preuve ci maladie yu bëri donc mënuñu leen sous-estimer il faut ñu boole leen ci lutte bi et loolu ministère de la santé xam na ko bu baax ba tax na dajale leen ñoom ñu bëri ba di leen defal ay formation di leen expliquer lan mooy feebar bi nan lay manifesté woo lan mooy signes yi lan mooy complications yi et loolu dana tax ñoom ñu mën a xam. même bu ñuy proposer it ñu xam lan la ñu war a proposer comme garab. vaccin bi suñu réew xëy na peut-être teel na peut-être ñun ñu wax ci trop bëgg nañ ko nag mais ñu ngi ciy contribuer nit ñaa ngi ciy def chercheurs yaa ngi ciy yëngatu bu baax yenn saa yi ñu participer ci élaboration protocole yenn saa yi ñu participer ci évaluation clinique yi. jàngat bi ma ci am daal mooy que bàyyeeku am na ci bu baax a baax a baax et tax na fi ñu toll nii. cas yi augmenté wu na bu bare et bu ñu ci deful ndànk mën nañu ëpp loxo donc je pense que war nañu mën a jugaat bu baax xoolaat matukaay yi nga xamante ni moom le ministère de la santé digle nit ñi appliqué ko.
mbokk yi ñu dem ca laboratoire bu IRESSEF ba nga xam ne moom moo nekk ca Ngor nag lu ni mel ubbi nañ ko ngir aji tukki ji xam ngeen ne boobaak léegi bokk na ci dogal yi nga xam ne jël nañ ko képp koo xamante ni day génn réew mi ñu war a mën a saytu bu baax a baax sa wér-gu-yaram ndax am nga li nga xam ne moom moo di mbas mi am déet waaye mu mel ni nag aji tukki ji li ñu xamle moom moo di koppar yi ñuy joxe ngir daal di amal yooyu le test nag dafa cher ba tax itam ñuy sàkku rek ñu gën koo wàññi ngir rek ñu gën a yem ak li nga xam ne moom moo di seeni ak gafaga ñu seetaan reportage. képp kuy dugg ci Sénégal wala sax nga fiy jóge di dem bitim réew test bi nga xam ni dañ lay xool ndax am nga jàngoro bi di Covid-19 am déet faaw nga def ko. ñu ngi fii nag ci IRESSEF bu Ngor centre bi nga xam ni dañ ko fiy defee. ñun fii ci centre bi soo defee test bi say résultat dina génn le lendemain au plus tard ci ngoonee di nga jot sa résultat. On fait les tests dans les 24 heures c'est-à-dire tey jii soo ñëwee def sa test heure bi suba ci heure bi ci ngoon boo ñëwee dinañ la jox sa ay résultats ba pare ñu yombale leen mun nga toog sa kër sax jot sa ay résultats nag dañ la koy envoyer par email et c'est sécurisé def nañ lépp daal ba nga xamante ne bii nit ki balaa muy quitter Sénégal dina ñëw mën a def testam dans les meilleurs délais. ñi nga xam ni ñoo jóge seen kër ñëw di def ci test bi li ñu gis rek mooy. dafa cher lool. ñett lañu man ak sama set ak sama soxna. muy en tout 120 000. 120 000 ça nous fait loolu baax na ci ñun quoi pour préparer voyage bi. waaye ñu ngi ne war a jëndal suñuy sëriñ ak tout léegi mënatuñ ko. ñu ko defee 10 000 sax baax na parce que du ñëpp am moyen bi ñun buñ ko amee ñëpp amuñu ko. ndax mën nañoo xaar ni dinañ ko wàññi fii ki fan. bu ñu demee ba ci kanam mën na nekk yëpp mën na nekk parce que lépp loo gis rek waxtaan la bu ñu waxtaanee labo yi gis ci seen bopp ñoom ñoo ñu gis seen bopp population bi surtout moom la ñu war a gën a xool nan la ñuy def ba population bi mën a def test yi sans pour autant bañ ci loru. dafa doon loo xamante ne ni ministère bi dafa ne buñ ci na doon réactif yoo xam ne ñoo koy jënd suñu bopp ñun ñoo koy jënd suñu bopp ñooy fay suñu personnel ñooy def lépp. li mu joxe buñ ko laal pour def test yi donc looloo tax prix bi nekk foofu. laataa loolu li ñu nimmeeku mooy ñi war a def ci test yi ñu ngi ñëw bu baax fii ci centre bu Ngor bu ñu ñëwee li ñuy wane rek ngir ñu jël leen mooy seen passeport wala seen billet d'avion. Maimouna Ndiaye cant ak ngërëm ñal na la mbokk yi ñu wax ci leneen xam ngeen ne tabaski bi teru na ba noppi nag mu mel ni soble bi di ngeen ko am ba mu doy ci li nga xam ne moom moo di marché bi du samay kàddu ki ko xam ne di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njënd mi ak njaay mi fii ci réew bu Sénégal di ab doxu nemmeeku boo xamante ni mu ngi ko doon amal ca zone bu Potou Thierno Fall toppoon na ci loolee. jëwriñ ji ñu dénk wàllu njënd ak njaay amaloon ab tukkim nemmeeku fii ci diwaanu Potou moom nag ginnaaw visitam bi nga xamee ni si amaloon na ko ci toolu soble yi daal dinay rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi nga xamee ni rek baykatu soble yi amal nañ ko fii ci diwaan gi. di kontaan nag bu baax a baax taxawaayu producteurs yi ndax seen taxawaay ak gëm-gëm gi ngeen am pas-pas bi ngeen am moo tax tey jii ñu am résultat yi ndax bu état amoon politique bi te yéen nekkul lu leen ñor. kon lu ñu am résultat yi donc di rafetlu loolu. jëwriñ ji bokk na ci li ko taxoon a jóg nemmeeku si tolluwaayu production soble bi fii ci diwaanu Potou waaye itam ñaax ci baykat yi ñu gën a sàmmonteeg prix yi nga xamee ni si moom la ñu dogal. di wax ni nag comme ñu ngi dem ci tabaski bi dañu war a fexe ba prix yi bañ a yéeg di wax ni ci parc bi waruñoo dépasser lu mel ni 325 francs le kilo ci au niveau grossiste 360 comme ça consommateur bi mun coo jot 400 francs. bu dee ci région yi ñu mën a bañ a dépasser li nga xamante ne mooy 500 francs au consommateur. leneen lu nga xamee ni si àdduna ci nag mooy jafe-jafe yi nga xamee ni moom la baykat yi di jànkoonteel ci seen liggéey rawatina nag lii di ñàkkum magasin de stockage. xam nañu jafe-jafe yi ngeen wax ndax soulever ngeen ko fi te jafe-jafe yooyu xëy na moo tax ba mënuñu couvrir 12 mois sur 12 ñuy dem ba ci ay 9 mois donc effectivement ni ngeen soxlaa ñu saafaral ko. noonu la gouvernement soxlaa ñu saafara ko donc di wax ni engagement président de la république la engagement suñu service yi nañ ko topp incha allah. production soble bi nga xamee ni si moo des fii ci diwaanu Potou nag baykat yi ñu ngi ko xayma ci lu tolloog 90 000 tonnes ci wàllu woowu nag Aminata Assog Diatta di dalal seen xel di xamle ni Sénégal du mës a jëgaani li fekk soble mbay maa ngi mën a satisfaire besoins sénégalais yi. mbokk yi Aliou Souane nag ab coppite lay sàkku ci li nga xam ne rek moom moo di code de la route bi nga xam ne nag moom la ñuy amal ndax jàpp na ne lu ni mel dina mën a tax ñu gën a moyu waaye itam accident yi nga xam ne
moom mooy am ci xàll wi naka noonu itam muy sàkku ci assemblée nationale mu gën a sëgg si lu ni mel la ñu teewlu reportage bu Modou Fall. ngir xeex accident yi ñuy nemmeeku ci wàllu tali bi ay proposition moom la député bi def bi ci gën a fes nag moo di bi nga xam te ni dafay coppi rek article 11 bi ci loi 2002-30 bu 24 décembre 2002. képp koo xam ne détruire nga équipement boo xam ne yaa xam muy glissière yaa xam muy panneau d'éclairage yaa xam muy panneau de signalisation yaa xam muy feu boo ko détruire yoon dina la teg daan lu mu néew ci ñetti weer lu mu bari ci juróomi at. aussi tamit dinañ la alamaan baa ñu amaan la 50 000 ba 1 million. bu weesoo lu ni mel mu yokk ci permis à point yi parlementaire bi ne faw ñu wax ak chauffeur si. kenn mënatu leen ci circulation bi ñu taseex agent de contrôle yi mënatu ñu leen indil coono lu bari parce que agent de contrôle bi. soo defee infraction moom la muy def day jël procès verbal rek remonté ko commission boo xam ne ñoo leen féete kaw te commission boobu ñooy saytu xool ndax dañ la war a wàññil point mbaa waruñu la wàññil point te commission su fekkee dañ la wàññil point même bu la neexul sax am nga possibilité def recours. député bi gëm na nag solos proposition boobee mu teg ci table président de l'Assemblée nationale am ci yaakaar lool. jiixi jaaxa di nga am yaakaar de comme procédure bi dinañ respecter règlement intérieur parce que lettre bi Moustapha Niasse loolu laa ko nañu respecter règlement intérieur suñu respecter règlement intérieur waru poser benn problème su fekkee nag respecté wuñu ko loolu moom beneen affaire la. nemmeeku l'accident yi ci tali bi jaaxal adduna bi sépp loolee tax na nag ba kenn ku ne ci ñun war ci dugal yoxoom ngir kon mën a stoppé yi ni mel ay doomu aadama yu bëri di ci ñàkk seeni bakken fii ci Sénégal. Modou Fall kile nag sàkkul ñu coppi li nga xam ne rek moom moo di code de la route waaye itam li muy sàkk moom moo di ñu gën a tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal yooyu les camions nag di ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu oto di Ibrahima Ndongo lu ni mel bokk na ci li ko waral di accident bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fan yi ñu génn foofee nga xam ne moom moo di ca Yoff ba ñett ci ay doomi aadama daal di ci ñàkk seen bakken Pafara Ñing ak Amadou Ba. boobule élément yembagul ñu wax ci leneen loo xamante ni ñu ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la xam ne moom moo di jotaayu xibaar yi ndóol gi nag bëri lool fii ci réew bu Sénégal lu ni mel nag di ab taxaw seetlu boo xamante ni def nañ ko ci atum 2018 jàpp 2019 ci agence nationale bu statistique ak itam li nga xam ne moom moo di démographie bokk na ci lu ni mel bu ñu ko amalee gën a joyanti fa nga xam ne rek fa la sooxee ñu teelu tënk li nga xam ne Ibou Diouf def na ko. enquête bi nga xamante ne rek waa ANSD fësal nañ ko tey saa su nekk ñuy xayma tolluwaayu réew mi ci pàcc yu bëri am na beneen buy fësal rek wàllu ndool bi fii ci réew mi ñu ne nag téeméer yoo jël fanweer yi ak juróom-ñaar ak yu toftal ñoo ngi ca biir loolu nag tax ñu ne nag faw ñu saytuwaat lépp lu aju ci wàllu politique de développement fii ci réew mi ci loolee nag liñ ci mën a jàpp mooy résultat yooyu nga xamante ne jot nañ ko amal atum 2018 2019 jàpp 2020 am na lu bëri loo xamante ne rek fësal na ko ci taxawaay bi nga xam ne Sénégal am na ko ci ay pàcc yu bëri bu ñu jëlee nag tolluwaayu askan wi ak xayma yi ñu fas yéene amal ci atum 2020 nee nañ réew Sénégal dina am lu toll ci fukki million ak juróom-benn yu toftal juróom-ñaar fukki junniy nit ak lu tegal boo jëlee soxna yi nag dinañ am juróom-ñetti million ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn ak lu tegal boo jëlee góor ñi nag ñu ngi leen di xayma ci juróom-ñetti million ak ñetti téeméeri junni ak fukk ak ñaar ak lu taftal enquête harmonisée bi nga xamante ne rek amal nañ ko ci tolluwaayu ndool mi fii ci Sénégal dafa fësal lu bëri ndaxte nee nañ ménage yu bëri jafe-jafe yi ñu am ngir dund dafa fës bu baax a baax ci at yi ñu génne ba tax na nag ñuy saytuwaat li nga xamante ne rek moo aju te ni ñu ko daan amale ndaxte nee nañ ndóol lu aju ci Afrique sowu jant moom dafa di loo xamante ne rek dafa bokk ci liy gën a sonal askan wi rawatina kilifa yi nga xam ne ñooy doxal seen politique de développement ba tax jamono ji ñu ne nag foofu ñu soppi doxalin bu ko defee li ñuy élaborer projet yooyu ñu mën ko dugal ci seen politique ndax loolu mën na jàppale
ngir ñu mën a xeex wàllu ndool fii ci Afrique. mbokki mouvement M5 RFP nag daal dinay lankal bëgg-bëggu juróomi njiiti réew yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci CEDEAO foofee nga xam ne moom moo di ca Mali xam ngeen ne boobaak léegi yéen a ngi gis jàmmaarloo ya nga xam ne moo nga fay am askan wa di wàcce ci mbedd mi bés bu yàlla sàkk lu ni mel ñu lankal leen ko seen bëgg-bëgg leen képp dong la ki nga xam ne moom moo leen jiite di Ibrahima Boubacar Keïta mu daal di tekki ay ndombal tànkam ndax jàpp nañ ne anam ba muy jiite réew ma neexu leen na ñu teewlu tënkali ak Fatima Touré. ñu nekkoon juróomi njiitum réew daal di jóge ci Afrique sowu jant daal di dem fële ci Mali ngir daal di jéem a indi ay saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne nag dëkk bi mu ngi koy jànkonteel ci ayu bés yi wante nag mu mel ni sax dem boobee dafa doon li nga xam ne lajj la ci président yi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci kàddu ñi nga xam ne ñoo di mouvement M5 RFP tey jii ni kenn daal di jóge ci beneen dëkk ñëw di leen régler seen problème ñoom maliens yi ñoom ñi de sax bu ñu sukkandikoo ci seen i kàddu ñoom mouvement bi tey jii nag ñoom ñàkk nañu ci lu toll ci 80% ci territoire malien ndaxte rek li nga xam ni moo di mal gouvernance daal di jëm ci seen président de la république ñi nga xam ne sax ñoo ànd ak ki nga xam ni moo di Imam Dicko ñoom nag ñaawlu bu baax li nga xam ne nag mooy ñàkk vision bi nga xam ne sax seen président de la république Ibrahima Boubacar Keïta am na ko ci seen daje ak délégation CEDEAO nga xam ne sax juróomi président bokkoon nañ ci xamal nañ leen rek ni kenn ku ci nekk am na li nga xam ne def nga ko ci sa dëkk de ki nga xam ni moo di seen président deful dara li nga xam ni ay réalisation la daal di jëm ci seen dëkk. Imam Dicko nag moom jàpp ni ngir ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci xeex bi lee ñoom nag dinañ daal di wéyal xeex bi ngir nag ki nga xam ni moo di président de la république bi daal di jugee ci boppu réew mi ñoom nag ñu taxaw temm tey daal di def benn say mouvement bi nga xam ne moo di M5 RFP daal di rek ne moom bàyyiwul benn yoon lépp loo xam ne nag war nañ ko ñoom dinañ ko def ba daal di am satisfaction ci seen i bëgg-bëgg. jërëjëf Fatima Touré boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar ma bàyyi leen ngeen wéy ak suñu